billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum képp koo xam ne mi ngi toog di seetaan télévision Futur Média ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko dalal ak jàmm ci kanamu télévision Futur Média comme ni ñu ko waxee baaxoo émission bi ni ñu koy defee ñu ngeen nuyu kilifa diine yi ak yu aada yi noo ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax nuyu itam kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax beral nag nuyu kilifa diine yeeg yu aada yi di leen ziyaara bu baax di ñaan yàlla mi dara teewul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dolli ñu jàmm dolli ko sunu ay kilifa ba nu mën noo yor ci jàmm macha allah dinañu dem itam mbokk yi dem seeti ñi nga xam ni caabi def leen a féete gannaaw ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm ca bërëb yooyu ñu ne. àdduna moo ni mel te ku fi ne ku ne di nga ñam ci fi am mooy les hauts et les bas de la vie waaye ànd ak lu mënti am bu dikkee rek nanu ko nangu xam ne sunu borom mooy dogal waaye bokk na tam ci jàmm bi mu tàllal loxo ñaan bu baax sunu borom lépp loo xam ne naqar la ci moom yàlla dindi ko kon ñu ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal itam sunu bopp di bàyyi xel itam ña nga xam ne jamono bii nu toogee fii ñoom ñu ngi ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi wax dëgg yàlla nekk foofu feebar bàyyi leen foofu ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax di leen ñaanal yal na yàlla fëgg jàngoro yooyu yal na ko teggi seen kaw macha allah defal leen jàmm defal ko seen njaboot acteur de la santé itam dinañ leen beral nuyoo bu baax ndax ñoom itam bu nu fi nekkul woon dana doy waar lool 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 kon bu nu waxee société mbokk yi couche yëpp dañ cay am solo ñu ngeen nuyu waa Ndiassane di leen beral nuyoo waa Thiénaba Sekkeen ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla waa Saloum duñ leen fàtte waa Cambérène itam macha allah bu ñu toogee fii xel dafay dem ci ñoom ñu ngee dalal bu baax a baax képp koo xam ne mi ngi ñuy seetaan di ziyaara itam wax dëgg yàlla sunu xalifa généraux yi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na toogaay bi yomb macha allah yàgg leen fi lool te wér yàgg leen fi te wér ñu ngee ñaanal itam ñi nga xam ne danoo baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yàlla na ko sunu borom yokk yàlla na leen ubbil buntu aljanna yu yaatu yooyu macha allah bépp ñaan boo xam ne ñu ngi leen koy ñaanal yàlla na ko sunu borom nangu ñu leen di wax bismillah ndax dikk nañu ci émission wareef te ku wax wareef da nga wax Mami Linguère Ndoye Bane daal dee ànd ak Eva Tra ba tey macha allah waaye tey itam ñu am gan gu nu neex ñas ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax branche bi nga nekk daf noo amal solo lool macha allah kon dañu lay wax bismillah ajaratu Linguère ñu ngi lay dalal ak jàmm ci émission wareef macha allah li ñuy wax naan mbir boo ko dundul doo ko xam gis nga bi nga naan ñi nekk ci lal yeeg ñi nekk ci hôpitaux yi ndeysaan waaw boo wéradee rek ngay xam ne ndekete yootee buñ koy wax fi muy yegg ci yow ndeysaan bi sama yaram xawee tawat démb noo dégg naa la c'est-à-dire dama laa wuyu xoola li waaja ne woon keex maree wala xam nga sama ñaan gi nga kalbër ki démb waaw moo ma yóbbee li ma dal yëpp del bàyyi bu sëriñ dee ñaanalate taalibe nga di ko tatafu dëgg la dégg naa nag menaces yi nee na ñooy daa am ku ma tooñ koo xam ne nitu yàlla la moo tax li ma dal ma waaye lépp dina leer ci kanam dañuy door niñ daan dooreeti rek neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaari tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag neen son Mandela tëpp koy jaloore di ziar boo leen kilifa diine kilifa aada yi di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk ay leeram taas ci barkeem di njàngaleem mi fi bàyyi woon yàlla na saawaan bawan amiin waaye noonu la ñu ñaanalee mbokkam ma xaritam ba woon Cheikh Sidi Al Mokhtar di ñaan yàlla yokk leeram taas ñi ci barkeem Cheikh Mountakha Mbacké moom Cheikh Bassirou yàlla na yan bi oyof lool bàllay sa ak mbooleem say rakk yi nga ko bokkal waaye noonu la ñuy ziyaare mboolem sunu xalif généraux yi yëpp ndax ñoom ñooy kenoog mbaar mi ñun bu nu tëddee di nelaw ñoom ñu ngi ci kurusi di ñaan bu baax looloo téye réew mi moo fi indi jàmm ji fam yaay dëggat yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu maam Kamara Jibanta Boy Yaaxa Jaay yàgg fi loo fi yàgg doyul noonu la ñuy ziyaare maman Kinushka yaay na fi ak njaboot gi yëpp suñu yaay Astu Jara yaay yàgg fi loolu ñu ngi lay ziyaar yaay Astu Sekk mère Ndoy yàlla na kaala gi ràpp te ngeen ràppal ko Mari Baan sama soxna si yàlla boo musa am wujju yàlla na nga ko dégg ne keng-keng ree ba doyal comme ni ma ko Eva defee léegi doo ko musa am ndax ngóor contraire yaa ko tëgg ba mu mel ni mu mel di ziyaaraat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen wax dëgg yàlla am téléphone yeeg woote yeeg seet bi yëpp jot naa ci yàlla na seen jàmm yàgg waaye suñu soppe bi ñu jàkkaar loolu itam ñu ngi koy ziyaar bu baax Ndoy très bien boo dee yàlla tawal pinton Ndoye Bane ñu ngi lay ziyaara jaajëf da ngay nuyu ñoom Baye Baddo xam naa ak ña nga baax koy nuyu d'accord baax na jaajëf ndax tradition la ci plateau waaw c'est ça ñu ngi nuyu ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp
ji jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér amiin yaa rabbal aalamiin di ziar sunu xalifa ba ca Pire di sëriñ Mansour Cissé di ko ñaanal mu yàgg fi amiin mook sëñ Maodo Cissé ak monsieur le maire Serigne Boub sa xarit Baye Baddo Dieng ak moom parent Jibi Diagne ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ak Serigne Mbaye ak soxnaam ak ñëpp ak sunu imam ba sëñ Moustapha Ka ñu ngi koy ziar bu baax a baax ziar Sénégal gépp ñi nga xam ne ñu ngi ñiy seetaan te ma naan la yaa ngi seetaan toujours ñu may tooñ te su ma fayoo bul wax ni fayu naa seetaan gi may fan yëpp yaa ngi koy wax ñaan gi may ñaanal neexuma mbaa du moom nga fas yéene saa boo dikkee ne ñaan gi neexu la yow na itam ma jël direct mu jël la direct petit jël ma direct ñaan gi ma mami di ñaanal neexuma waaw boo demee da nga wax gone ga ne bu ma demee ba ca plateau ba danaa wax ne naka ngay nekkee góor waaw dëkk Pire waaw nekk murit ba pare ñu lay ñaanal benn jabar dëkku xaali Amar Fall de ay borom fi ta fa ne ak ful ak jom benn jabar ku ci dee da ngaa xaru de falaa yam nag jëlal ñas bismillah macha allah yow de dañ la fi soxla woon lool yaa ma gën a ndoy baan ñuy wax ne bu nu waxee ñas xam nañ ne dafa am ci benn association boo bokk sax waaye jàpp nañ ne médiateur familial nga et bu nu waxee loolu ci dëkk bu mel ni Sénégal ci réew yu mel ni réewu Afrique yi yu ni mel dañ leen fi soxla ne boo dee xool ca tubaab ya ñoom ca njalbeen bu la dara dalee rek dañ lay utal prise en charge ci yëf bi la dal waaye ñun lu bare bu la dalee ñii dañu naan tayeef la ñii naan nangam ñii naan nangam du ñu jël mukk nit ki yóbbu ko ci loxo tekk naan kii dañ ko war a faj dañ ko war a seet moo waral ñi mel ni Eva nekk ci mbedd mi di comporté woon nu leen neex fekk dañ leen a waroon ca njalbeen jël leen seet leen kon ñu ngi wax bismillah di la wax ne li ngay liggéey neex nañu te boo nu ko gënee yaatalal dinañu gënal amul benn problème bismillah salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu vraiment di rafetlu vraiment invitation bi et surtout di rafetlu tamit li ngeen def ci biir émission bi wareef la te képp koo xamante ni dafa dox ci kaw yoon maanaam dox ci wareefam je crois bien que yéen ñi du am ci biir société bi te damay nuyu tamit les téléspectateurs et les téléspectatrices de la TFM rawatina fan si wareef vraiment ñëpp ñu ngi koy suivre instant bi ni te liggéey bu am solo la ñuy def ci biir société bi di nuyu vraiment mami dama koy seetaan chaque jour ma ko seetaan damay kontaan voilà ndax faram fàcce bu muy def ci olof vraiment dañ ciy kontaan loolu ak yow tamit ci liggéey bi ak Ndoye Bane sama grand ñu ngi ziar Sénégal gi yëpp ak ñëpp ñuy seetaan rawatina tamit sama collègue les médiateurs familiaux et communautaires maa leen di ziar et yeneen collègues les travailleurs sociaux ak assistants sociaux yëpp parce que nous sommes des intervenants sociaux comme ni nga waxee sànq intervention sociale dafa jiitu ci lu bari dëgg problème bu amee automatiquement dafa war a am intervention sociale balaa muy am les conséquences psychologiques bu ñu am bu ñu ñëwee ci thème bi nag refus de paternité refus de paternité dafa jéggi dayoo dëgg la wax nañ ko du point de vue droit du point de vue religion du point de vue sociologique mais conséquence bi mu ngi am ci nu mu tudd dimension psychologique bi dimension psychologique bi nag bu ñu ko jëlee dañ koy jël ci xale bi dina am impact psychologique bu doy waar ci moom impact psychologique bi dina am tamit ci ki bañ mais impact psychologique bi dina am tamit ci yaay ji parce que loolu da leen di topp ci seen giiru dund conscience seen biiru dund nit dañuy faral di wax ni nit boo gis dafa am tribunal conscience am tribunal de conscience am boobu moo koy jugé te loolu da koy topp durant toute sa vie bu ñu xoolee man en tant que médiateur familial et communautaire suñu liggéey dafa màcc ci la construction et la reconstruction des liens familiaux thème bi dafa pertinent ci ñun parce que benn instant ki dem ba def refus de paternité dem ba bañ presque doomam mën nañ wax ni après conséquence doom boobu bu demee ba dund conséquence boobu dafa laajaat ñu defaraat diggante bi reconstruiraat diggante bi soit ñu construire ko bu fekkee loolu dafa am ci biir hors mariage construction lay am dañuy demaat ba construire relation boobu jéem a xool xale bi naka la ñuy def ba introduiraat ko ci biir famille bi pour que mu am papa pour que mu am yaay paternité tamit dafa yaatu pater bu ñu demee ci latin pater mooy papa pater père mooy fondateur père mooy précurseur père mooy protecteur léegi nag bu ñu demee ba xale bi amul référence amul nu mu tudd li ñuy wax li koy may statut social amul lu koy may généalogie lu koy jox éthique yi voilà li koy jox
situation statut social ci biir société bi. loolu bu ko amul rek vraiment. dina am impact yu bëri ci moom. très bien voilà. su ma déggee sa wax kon yéen da ngeen di def sax thérapie familiale thérapie du couple thérapie mën a gunge nit ki ci nekkinam. voilà boo xoolee le rôle du médiateur familial en général c'est de prévenir ces cas-là maanaam mën a waxtaan ak nit yi pour que ñu mën a éviter cas yu mel noonu. toujours est-il qu'il faut prendre l'enfant l'intérêt de l'enfant même bu fekkee yow dem nga ba xam ni li ñuy def nii li nga def nii peut-être que accident la mën nañu wax accident mën nañ ko tuddee accident am na ñoo xam ne peut-être que mën nañ ko tey mais toujours est-il que bu ñu demee ba di refuser tamit nañ xalaat ni cet enfant là il a besoin d'un père. cet enfant là il a besoin donc d'avoir un statut social même bu fekkee yow xam nga ni moomoo ko mën nga ko def par humanisme nga jox xale bi statut social wala tamit pour que ëllëg mu bañ a am conséquence psychologique boobu yow yaa ngi wax ci thérapie familiale ñun dañ koy def parce que dañoo ne ci biir thérapie familiale mooy lan nit ki xale bi wala problème bu amee ci biir famille mënoo jël nit ki moom kese nga jël ko jéem ko travailler wala nga waxtaan ak moom parce que l'individu fait partie de la société. pour régler problème boobu il faut que nga delluwaat ci biir famille bi ngeen xool ngeen càmbaraat ensemble famille bi yëpp la ñuy teg ñu jéem périmètre naturel am voilà naka la ñuy xool ba lijjanti problème boobu noonu. dafa am lu am solo tamit loo xamante ni vraiment nit yi dañ koy négliger tey jii par exemple mën naa wax ni au Sénégal xale bi bu juddoo dañuy wax papa ji toujours dans la famille dañuy léguer à leur famille par exemple patrimoine culturel. ñu koy léguer sa papa bu fi nekkee dina léguer patrimoine culturel maanaam dina la jox religion dina la yar dina la defal vraiment dina la bokkuloo ci société bi. mais patrimoine économique tamit am na mën na la bàyyil xaalis mën na la bàyyil lépp mais am na benn patrimoine bu am solo boo xam ne ñu ngi koy négliger mooy patrimoine psychologique. dafa am solo trop te mooy def doomu aadama bi mooy def nit ki psychologiquement boo nekkul rek c'est fini c'est kiru àdduna doo dem parce que da ngay dem ay xale da ngay gis ay xale yoo xamante ni impact psychologique bi day dem ba écraser leen carrément bu ñu amul force rek du ñu mën a dem te si nit ki bu matul psychologiquement rek vraiment bon mooy àddunaam yàqu na te dañuy d'accord ak yow ci ngay gisee koo xam ni responsable la sax mu nekk cadre ci benn bërëb mais am ay mbir yu bare manquement yu bari yoo xam ne boo gëstoo boo delloo gannaaw xool démbam da nga xam ne fa mu jaar ba agsi fii résultat bu ni mel la mën a joxe nga dem ba nga nekk ci benn boîte yow doo mën a produire parce que da nga doyee di ca njalbeen ba surtout loolu dafa jéggi dayoo conséquence psychologique bu ñu ko waxee maanaam père de famille bu ne dafa war a xalaat ci patrimoine psychologique bu muy liggéey ay doomam. dëgg la mais tamit ci cas refus de paternité boobu. képp koo xamante ni tamit jël nga décision. pour réfuter loolu ou bien pour def déni. wala lu ñuy wax désaveu. boo koy def da nga war a xalaat vraiment yaa ngi def loo xamante ni ëllëg dina jural xale bi. benn problème boo xamante ni du ko mën a lijjanti fenn parce que xale bi dafa soxla éducation. xale bi dafa soxla dund bu neex dans la stabilité. voilà mais loolu bu ko amul. du mun a dem wax dëgg yàlla dina metti ci moom lool da ngay gis xale yoo xamante ni dañuy échec scolaire la ñuy def. am na ñoo xamante ni dañuy dem ba dootuñu am estime de soi. maanaam ce sont les ñi am force mentale ñooy résister. yow loolu tey suba rek bi may ñëw. benn exemple sama xarit benn bakkan. waaw. ñoo jàngandoo mu ngi France. waaw mais il est assez fort à chaque fois bu ñu toogee daf ñuy wax ni moom papam daf ko abandonné mais du refus de paternité comme ni ñu ko waxee mais daf ko abandonné nii du ko faale du ko wax dara. au feeling il est parti au feeling. yaayam moo ko yar daanaka sonnoon na lool mais dañuy toog mu ne ñas man li ma may doole mooy damaa dem ba dépassé loolu. dama ne lii. am na ba am bu pare. man de j'adhère le club. boole leen ma ci. est-ce que xam ngeen ne danaa dugg ci association bi. yeneen yi hors antenne laa lay jël. nanu mami dama lay bàyyi nga yaay sunu ganu bés tey. da ngay jël ki ci ligne bi dinañu dugg ci association. très bien très bien. salaamaaleykum wa rahmatulah. allo. occasion la pour yow nga mën a def transition. dugg si ci waxtaan bi fi mu daanelee. mooy que am na keneen Diop. salaamaaleykum wa rahmatullah allo salaamaaleykum.
waaleykum salaam. soxna su baax si ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. yal na yàlla nangu ziar ak mami naa def. xanaa sant ak di la déglu ci li ñuy waxtaanee. waaw kontaan naa ci dégg leen. jërëjëf. ça va yéen a ngi ci jàmm bu baax. waa ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah émission bi am na solo. waxtaan bi am na solo trop. jërëjëf. surtout thème bi ngeen génne ni. dëgg la. waaw man bon xawma doom hors mariage sant yàlla alhamdulilah. mais sama avant may marié juste amoon na ko xamante ni bëggante woon na trop boo xamante ni bëggoon na ci man bëggoon naa ko comme jëkkër ma ni bëggoon na ma comme jabar. ba ñu ñëwee ne daf may takk et tout ñu def suñu programme et tout sama yaay imposé na déedéet duma la ko may. ma insister ma ne déedéet ndax yéen ñaar àndoo leen ma ni naa bàyyi nekkaat toogaat tuuti am keneen ku ñëw takk ma ba ma marié juste 2 mois ki ma bëggoon a takk gaañu. mu jàngal ma wan ma ñaari yoon. wan na ma ni su ma forcé woon ci samay parents yu imposé woon kon neewoon na ma kon ba tey damaa ay gaaf wala dara gaafal nan ma. jàngal na ma beneen métier jàngal na ma leneen tamit parce que su ma imposé woon ni kon da ngeen ma koy nekk par force wala waa ji imposé na ma kon na ma nañ am doom ndax ñu may ñu parce que gis nga ko fi. gis nga fi nga xamante ne dañuy bañ bëgg kenn seen parents yi imposé ñu ma def kon dañ am doom ndax ñu mën nga may. parce que dama fiy gis cas yu mel noonu yu bëree bëri. di wax ni jigéen ñi tamit des fois yu ci bëri ñun ñoo koy teg suñu bopp. parce que dañuy bëgg loo xamante ni mënut a nekk ñu jëm ko forcer xëy na góor dina la bëgg ci dara. bëggul ak yow ak doom. su bëggut ak yow doom comme lu mu bëgg ci yow bu ko amee rek day dem bala. parce que loolu la bëggoon ci yow loolu la namoon ci yow. te lan moo gën a neex nga ñu maye la jox la sa borom kër nga xëy siggu xool ko moom mu siggu xool la sax boobu amul dara lu ko dàq ci àdduna. des fois di nga foyee loo xamante ni da ngay jouer à le feu pour man. bon pour man jigéen ñi dañuy def naan parce que di nga gis kenn ñu affecté ko fenn nga ñëw ma ni directeur société bi maa koy teree nelaw man la bëgg man la naa. fekk bëggu la dafa am lu mu bëgg ci yow. nga naan maa koy daaneel ak bis bu la daaneelee perte nga. wallaay dëgg la ak nga am ful la. su la daanelee rek perte nga. wallaay. waaw léegi nag il faut que ñuy def attention lu bari parce que man gis naa ci ñoo xamante ni dañuy gis naa ci sama benn cousine xamul papaam xamul fii papaam yaayam dem na fii feneen maamam moo ko yar. mais dafay dund koo xam ne si ni kii da nga naan am na problème carrément même bu ko waxut physiquement da ngay xam ni soo ko liiree moom da nga xam ni kii nekkut à 100% comme ni ngay gisee nit ak ndeyam ak papaam ni muy nekkee moom du ko nekkee noonu. des fois ñu ci bari ñu ñooy teg faute bi ak ñun. pour ñuy dal di def nànk di bañ a yàqamti da ngay gis xale bu jigéen boo xamante ni su taxawee solu kaw ba ci suuf rek su neelu kii solo na 800 bi ko parce que dafay bëgg lu amut. def cheveux 300 000 gàddu portable 400 000 waxuma la ak li ngay sol ci kaw ci suuf te ndalee leen ni sa ndey sa baay joxu la ko góor bi la koy joxit échange lay doon ci yow. boo defee échange yow ci lii tooy ci yow lay jógee. dëgg la de. waaw lii tooy ci yow lay jógee pour ñuy def naa ko di dal tey jéem a xool ni ñuy doxalee et tout émission bi am na solo trop li mu amee solo sax pour man ngeen xamoo leen ko noonu. nit ñi déglu ñun ñoo koy gën a xam. man des fois su may heure bii ku may woo te maa ngi sama béréb liggéeykaay ku may woo dama lay def silencieux parce que damay bëgg di déglu bu baax a baax li ngeen wax parce que dafa am solo trop. jërëjëf. dëgg yàlla yàlla na yàlla fay yi li ngeen ciy def yëpp ak li ngeen ciy wax yëpp mam yi li ngeen ciy def yëpp ak li ngeen ciy wax yëpp yàlla na la ko suñu borom fay ci barke Sëñ Tuubaa. amiin yàlla may la wér may la gudd fan. amiin yaa rabbal aalamiin. ok merci beaucoup. merci beaucoup macha allah. jërëjëf Adja yow la ñu joxoon kàddu. wallaay ndeysaan ñes dafa daanelee sànq fu am solo. da nga koy wax fan yëpp ma ciy ànd ak yow. ban la mooy que gëmal sa bopp. li la dal ci sa ginnaaw na la forger yow na la jox doolewu nga avancé. te lu ñu reyul daf ñuy forger Diop. mais tubaab wax na ko njàmbat ku ko fekkee. cey koo dégg mu naan li ma dund rek da koo fekk. waaye ana ñu ngi ko dundaloo doon te ñu faatu.
ana ñi nga xamante ne moom dañ leen a bañ rek seen yaay sàkkal leen pexe ci bi ñu juddoo ñooñu duñ ko nettali ñooñu mënu leen metti mënu leen gaañ c'est vrai pour man damay faral di tooñee Ndoye Bane naan ko Dakar du ku ko maccul jaar naa marché Castor damaa lu la saa ko Dakar boo ko ñemee utal yet dóor ba muy bëgg a dee Dakar du ku ko maccul mbir mu nekk ki ko fekkee rek moo ko mën a nettali mais man gis nga métit su ñëwee ci sama kaw dama koy jël def ko jàngatu àdduna jël ko def ko gàllaaj takk ko téere di ñaan yàlla nag ajjuma ju ñëw romb ma su ma demee ba taxaw ba dëgër dinaa xam nan laay def man damay wax ma ne li ci sama ginnaaw kay laay jooy mais li ci sa kanam yow avancé ci dëgg la jéem cee xool fan nga jëm waaye bëgg a taxaw rek ci benn place rek di yuuxu foo toll mara naan yenu paanum ndox di ñaanuk siwo naan liñ ma def lu tax sama ndey def ma ko lu tax sama baay def ma ko sa ndey bi mu la ko defee ba pare moom continuer na di dund dundam dëgg la Diop yow may na la dund mooy que yaa ngi noyyi jéemal nga dund nga avancé nga jéem a xool fan ngay teg sa tànk baay bi la ko def mi ngi continuer di dund dundam yow jéemal nga dund xam nga Niass wax na leneen lu am solo mooy que capital buñ la fi mën di bàyyil te amoo xel moo ko gérer doo dem boo yoree alal ju ne gàññ te amoom xel xanaa xamoo ne boroomi alal la ngi fi kenn bëggu leen a jege damay faral di tooñ Eva naan ko ndax kilifa su ko xaj màttee di nga ko seeti bon nag sa xor a ko tax a wéet dëgg su baaxoon wéttaleeku dëgg am na fi nag ñoo xamante ne tey capital ba ñu leen waroon a bàyyil ci bi ñuy ndaw muy teeteel leen gungeel leen ànd ak ñoom moom lañ leen bàyyeelul moo tax lu ñu mën di am ci àdduna itam koo dégg mu naan la li ma yor ay caaxaan yóbbu ko la mu njëkkoon a yor ay caaxaan ne ko foofu moom nit ki waaw koo dégg mu naan la li ma yor tey ay caaxaan du ko yóbbu laaj ko la mu njëkkoon a am lu ko yóbbu dëgg mooy que nit ki nañu koy def nit ki bi mu nekkee ndaw ni ñu ko koy defee nag mooy yéen ñi ko fi indi dafa am benn xale boo xam ne démb li may sonn ñu ngi waxtaan maa ngi moom minute bu ne mu ni ma man tata mami damaa ñaanul kenn ne damaa bëgg a judd ma ne ko dëggantaan ñaanoo kenn ne dangaa bëgg a judd kon ñi la jur nañ am ngor gu toll ne jox la liñ la war a jox dëgg la bismillah xale la wala mag la dem na bay dëgër mais ba tey xel mi mënagul très ñëw bien salaamaaleykum allo 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 amoon na benn njaayeen bu doon fëgg xam naa ni dafa dem kon fuite de responsabilité parentale dafay am na ku ñëw salaamaaleykum allo 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 salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk mi bismillah yaa ngi woote ci émission wareef alors salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah taala na ngeen yendoo ñoo ngi yendu ci jàmm ñu ngi ci jàmm ñu ngi leen di sant ci émission bi jërëjëf macha allah rafet na dana yeete macha allah waaw léegi nag dama bëggoon ñu xam aussi jigéen ñi refus de paternité bi jigéen ñi dañ ci am responsabilité ndax de bu fekkee ni yow da nga ñëw fekk xale bu góor ci biir néegam nga fëgg mu ubbil la nga tëdd nga toog mu ñu demal tëri nga ne ko fi lay fanaan dëgg la beneen yoon wala mu nekk bu guddi mu fëgg la nga bañ ko ubbil mu ñaan wax ba nga du ubbil ko mu dugg di nga gis këram am oto yu fay gaare muy ànd ak ñeneen kooku defe naa bu la ko jiiñee yow sa conscience moo la dul may nga nangu ko dëgg la mais sa conscience war laa mayit nga nangu may ko mu àggali waaw de mënumaa may ma nangu ko parce que man xëy na dafa amoon désir ci man ñëw ci man ndax man woowuma ko dama bëgg rek ni jigéen ñi nañu seet li gën ci ñoom ndax bu njëkk dañ leen daan tànn ginnaaw yow dañ lay jël rek toogal ba gis ki la bëgg jël si la ndax boo toogee ki la bëgg moo lay yërëm moo lay dimbali moo la ma la jàppale waaye ki nga bëgg xamoon ndax bëgg na la wala bëggu la ay dëgg la te li ñu bëgg a li ñu bëgg a kii muy la valeur la culture européenne bokkuñu ndax ñoom da ngeen di gis ñaar ñu ànd ñu dem luy seen appartement dem nekk ci seen àndandoo seetante ba xam d'accord nañ danañ mën a d'accord wala mënuñu d'accord ñu doog a sëy loolu noonu suñu ngor mayuñu ko suñu diine mayuñu ko kon nag ginnaaw da nga toog pour ñu da nga toog pour ñu jël si la toogal ki baax dana ñëw bu ñëwee ki la bëgg moo la mën a yërëm moo la mën a dimbali moo ma la jàppale waaye yow ki nga bëgg xamoo ndax bëgg na la bëgg te mbëggeel yàggul sëy moom boo demee muñ la ak ngor moo la fay téye
waaye bëggeel ba moom du mat 2 mois 3 mois mu jeex. wallaay dëgg la. kon boog. jigéen ñi nañu seetaa seen bopp. toog ci seen biir kër ndey yi. toog ci seen wetu yaay. lu leen seen yaay wax ñu dégg ko. loolu mooy dëgg. ki baax dana leen fa fekk. jël leen incha allah wallaay dëgg la. ki baax dana leen fa fekk jël leen ndax ki la bëgg rek moo la mën a dimbali. waaye ki yow ki nga bëgg xamoo ndax bëgg na la xamoo bëggul. wasalaam ñu ngi leen di sant na bu baax ci émission ngeen baal ñu. macha allah. kaddu yi de Ndoye Bane xam naa ne am na loo ci bëgg a sànni. dafa am lu ma d'accordul quoi. ci li mu wax rafet na trop. waaw mais dafa am pomb yoo xam ne d'accordu ma. fii amul benn jigéen boo xam ne dafa jekki-jekki rek dem néegu petit te sequt ak dara petit. axan kay. non. Baan dégg di xaaral ma ñëw. Baana àggali. ana yow ana man. àggali. petit néega mi ngi nii. waaw nga fëgg ko ni damay fanaan. am na loo seq ak petit. Ndoye Bane. li wolof naay naan. Ndoye Bane du yëngutu. yaa ngi wax ci jigéen ñi waaye ñun itam jigéen lañu bu doon suñu sago. waaw saa bu nu yëkkatee kàddu. luy valoriser jigéen la ñuy wax. mais li bàyyi wax nii woote wax nii. lu ñu dal la. waaw da ngay gis sax jigéen joo xam ni. ma ngay seen góor bi bëggu ko tey bëggu ko ëllëg. mu fexe ba ne ci mbux ci viiwu góor bi. waaw kooku bu ëllëgee loo ci am na nga jël. waaw am jigéen yoo xam ne nanu ma baal man daal jigéen bu ma koy wax daal lu salaam rek laay bëgg a wax. am jigéen yoo xam ne dañuy bëgg góor ba dem jox ko seen bopp te góor bi santu leen ko. waaye ka nga ñëw fexe bëgg jaxasoog moom bëgg jaxasoog moom bu doon sax viol la wala forcé am na foo xam ne nit ki dafay séddee nan waxante dëgg. loolu bu fekkee doom juddu na ci. y a problème. bu fekkee jigéen góor y a irresponsable la tamit. mais man moom laa jox raison. Ndoye Bane gis nga man d'accord maa ngi moom xam nga lu tax. waaw am nga ci droit aussi. su ñëwee ci yow am nga ci droit. fekk la fa mu matati yow nga mat. donc yéen ñaara bokk matadi. xam nga Ndoye Bane ñun on aspire à la sainteté mais du nu ay saint. comme ni ñu ko waxee léegi saay exactement ay nit dong lañu baan di nga gis sax jigéen boo xam ne nobuloo ko mais dana la def nii def la nii def la nii def la nii ba mujj bi nga bàyyi ko waxante dëgg kon mu doon ñaar bu fa doom juddoo kooku soppoo ko ca njalbeen du bu doom bi ñëwee nga koy sopp waaw d'accord amit ñoo bokk lu ñuy wax de mais su boobaa na nekk ñaar ñu matadi ku jigéen ki matu ba tax mu dem fëgg néegu jàmbur dugg fa fanaan fa. waaw dafa mais sa jigéen su fanaanee sa biir néeg yow la neex. waaw. comprends nga. ngeen bokk séq ko. même su subaa gis nga ko ci benn mu dugg ci beneen borom 4x4 mu ñëw ni la ëmm naa ngay xalaat naan est-ce que du borom 4x4 ba. ñu dem jiin ko borom 4x4 ba yow soo toogee wéet xam sa bopp rek di nga ni ëmb bii est-ce que man laalewuma ci soo wéetee yow kese des fois. ñu jiin ëmb koo xam ne yow day leen kii ñu ko jiin du moom. yow mii la xam nga dañ la koo jiiñu rek parce que mais xam nga ne yow la des fois ñu jiin la ëmb nga bañ lànk sa yaay ne la lànkal sa papa ne la lànkal yow nga lànk ndax société bi. fekk yow la xam nga ñun dañoo nekk ci benn société bu soo li mu expliqué. ak li ma mi expliqué. ñas li mu expliqué. ak li ma mi expliqué c'est que problème bi ñun dañoo am benn affaire bu nekk ci ñun Sénégal. mu di lan. suñu société bi ci boppam. waaw. dañoo nekk ci société bu mën a xasaate. waaw nekk ci société boo xam ne maandu wunu. waaw. comprends nga. waaw nekk ci société boo xam ne li ñuy lijjanti dañuy am seen problème seen biir kër. di lijjanti problème yu keneen. dëgg. moo tax yenn góor yi yenn saay. waaw su leen jiinee ëmb ñuy daw ñu lànk ni du ñoom am jigéen ñoo xam ne tey jii suñu leen ëmbalee fii ci réew mi xas wu bon la lan la koy xase ba keroog ngay faatu. di ko xase sa yaay di ko xase sa papa di ko xase sa askan. nit day juddu yaa 50 ans ñu ne la nii la juddoo woon. nii la juddoo wax dëgg yàlla. te pourtant li muy wax naan nii la juddoo woon. da ngay gis benn waay toog fee daal ni waay gel bale mais doo yaayam jamono nangam. gis nga waaw lii la amoon. te moom mi koy wax biir famem li muy nettali am na biir famem affaire bi ceebu jën la de. ceebu jën ñu koy def. ceebu jën nag foo dem fekk ko fa. d'accord c'est nag Sénégal. waaw lii ñuy waxtaanee nii soo demee Côte d'Ivoire am na fa. mais soo demee defuñu ko débat. parce que su la sa papa accepté wul nangam après booy bi su màggee day dundam nga dem France am na fa mais après day dundam mais Sénégal nit ñuy dundee en famille teg boolu ceeb séq ko ñun ñëpp ñuy lekk su problème amee ñun ñëpp ñu bokk ko toogaayu buntu kër yi jëw waxtaan waxu jàmbur
WhatsApp bi ñëw yokk ci internet bi ñëw yokk ci wax waxu jàmbur suba ba ngoon jot moo tax su la yenn yi dalee soo defee benn dérive rek da ngay am problème koy waxal nëbbu bi nëppal bi da ngay gis ñaata nit la seen papa di violé ñu ëmb ñu koy nëppal ci biir kër gi ñaata nit la seen nijaay violé ci biir kër gi ñu naan nañ ko def affaire famille nëppal ko te jaaduwul te jaaduwul léegi ni ñu Sénégal ni ñu yàlla bindee ñun rek la ko bindee ci monde bi moo tax ci monde bi nga wax ci monde bi ñun rek la ko bindee parce que dañuy lijjanti problème mu jàmbur te problème bi ngay lijjanti mi ngi sa biir famille ñun dañoo mën a xasaate tegal loxo dañuy jàpp benn xale naan ko soo moytul dinaa la wax na nga juddoo surtout bu ma dee gone ga danaa la wax ni ma juddoo intéressé wu ma fa ma jëm ma intéressé nga ni ko yow na jël lijjantil ni nga juddoo du ko jar sax dama la naan loolu ma nga sama gannaaw fa ma jëm rek moo am solo salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ajaratu wàññil télé bi bu baax allo ku baax jéggal nu bismillah. waaw soxna si na ngeen def. nu ngee sant yàlla. waaye nag ci jàmm bu baax a baax. bu baax macha allah. alhamdulilah seen émission am na solo lool sax. seen waxtaan wi neex na macha allah. waaw li Ndoye Bane di kii noonu rek laa ko bëgg a. dégg nga xam nga souvent toujours xale bu jigéen bi dem ko xale bu góor bi rek kër xale bu góor gi moom la ñuy sikkal su yàlla dëppoon affaire yi góor di biir ku góor kooku ñu fekk ci néeg ba du biir dina biir wala du biir loolu mooy wane ni benn lam du yëngatu xale bi mbon gi muy def ko moom kese dafa am ko mu àndal di ko def su yàlla dëppoon affaire yooyu ñu ni léegi biir góoree biir nga dégg ay biir yu garaaw fenn waaw am na ku ko am na ci nettali ku ko mësoon a wax doomam bu góor bi mu dikkee ci dëkk bi fekk doomam bu góor soxnaam nekk en état mu ne ko yow mën ngaa wax ne ba nga demee ba tey defoo lu lay yóbbu ci lu ni mel ba nga demee ca dëkk ba tey defoo fa loo xam ne lii mënoon na laa dal bu doon ne góor mooy yor biir waaye Ndoye Bane bu nu taxawee tuuti ci sunu waxtaan mami xam nga bu jëkkaan sa ñoom maam dañu doon wax ne jigéen du fekki góor boo daan dem fekki góor nga dem ca kër fekk fa ndey dafay ne xale bi xale bu dëgër bët la bu ëllëgee sax dafay tax bu doomam dee jël soxna danaan yow du la jël ndax yaa doon dox si doomam dañu suñu société am na yu ñu baaxoo mais baaxoo na yi ñi itam di wax jigéen mu toog téye boppam dafa dem ba yóbbu ñu sax ni tubaab di bëggee góor ñëw ne ko je t'aime jigéen bi dem ne ku góor ki je t'aime ñun suñu kersa dañu war a kersawu ñun jigéen ñi doo jug dem démarché góor ne yaa ko bëgg dem modernité am na changé na ñu yëf yi mais am na yoo xam ne daf fi jiitu am defar bu muy defar am itam yoo xam ne daf fi jiitu léegi saay fak ñu tropicaliser ko pour que ñu mën a demandoo ak àdduna bu njëkk buñ musaana wàccee seet buñ lay xaxar dañ naan la miinoo yoonu duus ba uyu li wallaay bu ñu la wàccee rek xamoo rukkuru kaanu lay kër xool ba xam ndax miin nga ruqi kër gi wala Pape déet Samba Thiam nee na yaa ko neex moom neexuma jëlal ki ci ligne bi ba noppi asalaamaaleykum wa rahmatullah allo du ñàkk am na ku ne ci gannaaw de ndax thème bi moom dafa doy waar allo asalaamaaleykum ni ko bisimilah allo salaamaaleykum allo na ngeen def. sëñ bu baax bi xanaa di la ziyaar ak boo wàññee sa télé jokkoo bi gën a ti neex waaw na ngeen def maa ngi leen di siyaare. ñu ngi lay delloo ziyaar bu baax maa ngi nuyu Ndoye Bane bu baax ak mami. ñu ngi lay fay maa ngi leen di woowee Mauritanie. naka waa Mauritanie macha allah xam nga Ndoye Bane. waaw dama bëggoon ngeen waxtaan ci ay xale yi jigéen ñi nga xam ni seen papa yi doom yi bàyyi wuñu doom yi dañuy gedd doom yi. ndaxte da ngay am sa jabar mu ngi xale nga takk ka am ak moom doom da ngay dafay def ba yàgg da lay xeeb bàyyi la fekk gis na beneen góor mu foowee sëyam ba nga bàyyi ko dem. nga bañ a xëccoo ak moom doom ji day dem am na nga xam ne dama gis naa koo xam ne dafa dem ba ni moom doom ji papa ji jurul doom ji. ki ko takk léegi lay def këyit bi ay këyitu doom ji lay jox doom ji. mais góor gi dafa am fulla ni que man dama la takk yow waaye doom ji jurul ko bu mu la yóbbu mënu ma yóbbu sa doom ndax sa doom ji bàyyi ko ak papam même bu ma koy yóbbu tamit na nekk ci turu papam
waaye moom dafa yàq papa ji lu mel na xamee papa ji dafa dem ba geddi doom bi fekk doom yi yow yaa ko jur da nga ko tuddee sa yaay wala sa papa wala sa sëriñ nga bëgg doom ji lool mais ñoom dañuy kidnappé doom yi dañuy xam ne yow da nga bëgg sa doom lool dañ koy kidnappé dañuy dem ba dañ lay kii xaw ma na la koy waxee sax bëgguma mënuma wax wala bu baax dañ lay ñegloo waaw dañuy dem ba yow daal da ngay suufe ñoom ndax ki ñu gis léegi da lay ëpp alal wala lu demee noonu yaay ji doom yi day dem ba xam ne bëggu ndeysaan mi ngi woon ci lu am solo waaye man loo ma ñegloo itam du tax ma gedd sama doom ndax borom alal di ñëw takk sa jabar alalam jëndul sa doom dafa fekk nga jur sa doom ba pare ndooyee ngi woon doon wax lu am solo loo xamante ne bëggoon naa ci wax tuuti mooy que dama gis ne réew mi buñ la xasee que 50 ans après li Eva di wax ñu xasee la xanaa moom xamul ni mu juddoo rek mooy dangaa fallu ci réew mi wala nga dem ba bëgg fee tekki dara dëgg ñu taxaw ne moom xanaa xamul ni mu juddoo moom xanaa neewuñu ko doomu nàngam nga mais li ndooy doon waxaat sànq ba tey mooy que man dama dul nangu nga gàddu sa paanu mbalit teg ko sa kër ñëw di lijjanti sama kopp mbalit maa lànk yombal xiyaam yàlla du gis conteneur di waxaale mbuusu ñetti dërëm dolli ma yombal xiyaam gars yi du ma jiit leen ñoom yombal xiyaam di amum tiit ay conteneur la ñuy wàcce 40 pieds man mbuusu ñetti dërëm laay yóbbu dinaa tiit dara du ma ko defal kenn damay lànk xam nga lu tax yàlla na nga gudd fan nga bëgg a taxaw man bàyyi ba ma fàllu wala ba ma tekki dara ci réew mi nga bëgg maa laaj man nan laa juddoo mais yow demal seen kër nga gëstu fu ñuy feesee ñay kenn du fa jooyub góom mën naa am yow mi koy wax buñ la waxoon na nga juddoo nga bàyyi juddub jàmbur judd dafa mag borom kon kenn du ko xasee nit ki dëgg boo xamoon na nga juddoo boo xamoon na nga liwee xam nga li Eva di wax naan bu doon maay xale bi ma taxaw ne la ndax xale yi ndawalu bormoon lañ lu ñu duf ra tax boole ceeg réew mi dañoo yomb ci gone gi dafa rëy ngaam gone gi dafa ñàkk kersa gone gi dafa lii fekk ne boo demee gone gi daa xam loo xamul ndax am na fi gone yoo xam ne seeni noppaleen mag gone yi ferme ñeeme lañ noppi tëstan la nga leen di xasee fekk na la ñu la xamal bu ñu la ko waxoon nga geddub ceeb la Kumba Faal waxoon golo ga ba mu bàyyee gerte ga te jàpp ca moom lan may ma Ndoye Bane bu ma yàqal amta ba ma kenn du ko mën a wax ci kaw amta ba ma la ko waxoon amte ba ma danga ko gàttal maanaam c'est que dama bëgg a kii ci li mu laajaale ko ñas xam nga fii nii ñu ci bari ci diine la ñuy tënku dañ ni la laa taqrabu zina te loolu laal bul jege buur rek taxul ñu wax ko góor ak jigéen lañ ko waxandoo fii Sénégal góor da ngay ëmbal ñu ni guerrier nga ku jigéen ka ëmb ñu ni woyu la yow dama la ne laaj ma waaw nga nekk ci néegu sëy waaw waaja dëkk ca mbedd ma ñu ne paa bi daal guerrier la wala Ndoye Bane mi guerrier la ndaw si xaw a tër di tuuti mu topp giiru dundam ay doomam c'est ça ku bëgg takk si ñu ne ko déet c'est ça ndeyee ma doon def nangam ci atum sàngam tey jii soo dee góor fii di dëkk bi li anormal moo normal li normal moo anormal soo dee góor goo xam ne par exemple da ngay liggéey heure wàcc heure tëdd heure respecté sa soxna di joxe dépense añ reer ndékki toog sa kër demoo dikkoo loolu lay tuddee da ngaa ragal sa jabar soo dee tëdd 4 heures du matin di jël ci xale yi di ëmbal gauche di ëmbal droite di takk suuf ñu ni paa bi guerrier la comprendre baax li mu la loolu égal la léegi nag problème bi nag li ma koy laaj ñas mooy est-ce que du ñun dañoo am problème mu société ñun est-ce que ñun ñoo am problème société bi lan muy rôle ci lii refus de paternité bi parce que ñoom xam nga dafa mel ni société bee tax ñenn ñi di refuser di nëbbutu am naa doom sàngam man sama maam sëriñ la wàlliwu la ëmb bii duma ko nangu sama maam wàlliwu la doom ji mun ma ko nangu société bi ànd ci sama papa ministre sàngam la doom ji duma ko nangu ministre la directeur société la wala imam la wala oustaz la wala professeur la wala grand animateur la lii duma ko nangu lu tax doo ko nangu société bi dañoo ragal société bi ñeme yàlla léegi société bi lan nga lay da nga ci yokk ragal société bi ñeme yàlla jël anormalité def ko légitimité waa léegi Sénégal est-ce que du problème mu société lañ am merci Ndoye Bane xam nga problème bi dafa nekk problème de société phénomène de société wax nañ ko mais toujours est-il que société bi moom société bi nekkoon démb moo nekkoon société bi tey dara changé wu ci parce que ci biir société boo ñëwee société bi dafa teg ay règle am képp ku jalgati règle bi da lay out kon société bi moo nekk ba léegi nii. très bien teg na loxo gis nga dama yëkkati loxo rek moom xam nga les jeunes là dañu dégg daaj man naan di tey laa bëgg a coopérer dama ne nii rek mu xam ne damay jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi bisimilah yaa ngi ci émission wareef. yaa ngi ñu ngi lay ziar. noo ngi leen di delloo ziar bu wér. ñoo ngi ziar
sëñ Ndoye Bane. ñu lay ziar bu baax. ak seen kilifa googu ngeen dalal ak soxna Mami. dëgg la ñu ngi lay delloo ziar. démb man maa woote woon ci cadre doon wax naan am na daanaka seen kii bi dafa laal ñëpp. léegi maa woote woon doon laaj numéro Ndoye Bane. yow sa numéro bi dama faa bàyyi woon sama numéro bi. est-ce que Sénégal lay woote. na yëkkati waaw parfois bu ngeen di wootee extérieur nun duñu leen dégg fi ñu toog bu baax. ah ok man dama fa bàyyi woon démb sama numéro. waaw. sama numéro laa bàyyi woon ci régie bi. jox nañ ma ko. nee na jot na ko. yow fooy wootee damaa déglu woon Ndoye Bane. allo. mu ne fooy wootee. man maa ngi wootee Niger. démb ban kaa nga évoqué woon. non mooy ki doon wax naan dafa am benn dossier bu am ci kër gi. voilà c'est ça jox nañ ma numéro bi incha allah naa la contacter ngoon. bon incha allah. ok mi ngi lay xaar bàyyi ko xel. incha allah waaw. ñoo ngi leen di jaajëfal nag. ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ndax seen émission bi dafa am solo ba nga xam ni. weesu na Sénégal sax. képp la laal. ok jaajëf. jërëjëf. Ñas mooy dellu si ndax moo doon wax. ok moo doon wax ni société bi toujours est-il que moom dafa am ay règles mu teg. te règles yooyu moo nekk ba léegi nii. képp ku dem ba jëlgati yoon boobu noonu dañu lay considérer comme hors-jeu. dañu lay stigmatiser. dañu lay exclure. kon mën nañu wax ni société bi changé wul te société bi yàquwul. ci principe am nit yi ñoo changé jikko par rapport ak principe société bi parce que société bi toujours est-il que moom amul problème. bu fekkee da ngaa bëgg a bokk da ngaa war a respecter principe société pour dem. dëgg la. Ndoye Bane wax na lu am solo sànq. mu ne toujours est-il que société bi. ñoom ñi bokk ñi nekk ci société bi ñoom ñooy jéem a étiqueter nit yooyu noonu. boo xoolee bu baax am na ñoo xamante ni peut-être seen statut social moo leen dul permettre ñu nangu ne ñoom ñooy papaay diw ñoom ñoo jur xale gi par exemple da ngay fekk koo xamante ni kilifa la ci biir këram. am na statut social am na rang social boo xamante ni bon du ko permettre ba mu dem nangu ni diw ni sama doom la bu fekkee nangu na ko bu fekkee dem na ba nangu ko dina indiwaat benn problème ci biir famille bi mais dina yàqaat réputation am je ne sais pas si vous m'avez compris. beneen bi mooy xale bu ndaw koo xamante il est jeune amagul sax 18 ans wala mu am 19 ans mu ëmbal xale bu jigéen il n'est pas encore prêt pareegul pour nekk papa du tout. te société bi tamit mu ngi fi yaayam mën na ko wax ni diwkat géwël la wala diwkat géer la xam nga société bi ñëwaat na da koy wax ni même bu fekkee yow la bul nangu parce que diw la parce que yaayam dañ koy tooñ papaam dañ koy tooñ ainsi de suite société bi ñëwaat na règle mooy wax de principe société bi mooy ñëwaat imposer tamit la famille pour refus de paternité boobu am te xale bi mën na wax ni moom la mais société bi du nangu pour mu wax ko parce que xale bi bu ko waxee dina yàq réputation famille am dootul amati gëdd ci biir société bi yooyu tamit beneen kii la beneen aspect psychologique boo xamante ni di nga gis koo xamante ni par exemple jeunes yi nekk ak xale bu jigéen pareegul pour am doomam tamit pareegul te loolu day faral di am ci néegu sëy des fois loolu mën nañu wax ni peut-être déni de paternité parce que bu ñuy wax refus de paternité loi bi code de la famille wax na ci ainsi de suite boobu noonu dafa xaw a kii compliqué trop foofu noonu parce que il faut ngay di ay preuves te déni de paternité bu amee ci biir code de la famille c'est comme si da ngay accuser sa soxna. da nga koy accuser d'adultère parce que da doo reconnaître doom bi da nga ne du sama doom mais toujours est-il que il y a ce qu'on appelle la présomption de paternité toujours est-il comme que ci néegu sëy la. nga ngeen ko amee c'est-à-dire que moom mooy papa ji jusqu'à ce que nga apporter yeneen preuve yi voilà mais am na chose compliquée d'ailleurs voilà chose compliquée mais en Europe nag gars yi léegi fat ñu def ko avec test ADN ak leneen mais dafa cher fii nag dafa xaw a jafe ci islam tamit am na ay preuves yoo xam ne da nga ko war a wone bu pare mais tamit loolu islam pour sécuriser la famille pour sécuriser la femme et l'enfant joxe na ay principes yoo xamante balaa nga koy prouver di nga wax lu leer. wala di nga jël fekk ko boo ko fekkee mu mel nangam jege yaatoo nangam. mais yaa engagement tamit yàlla dafa silwise. tu t'engages tamit ci yu bëri pour jéem a kii yooyu mais beneen aspect psychologique bi. balaa beneen aspect psychologique bi na Ndoye Bane dalal ki ci. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. waaw sama sëñ ñu ngi lay ziar man maa ngi woote Italie Milan. waaw léegi man dama bëgg a participer c'est que man dama am problème bu xaw a mel noonu quoi. waaw waxal ci kaw. c'est que man dama am fii soxna. waaw.
ñoo ngi am ñeenti doom de la vivre 10 ans. ñu ngi vivre 10 ans fii. ne ko dégguñu ko bu baax waxal ci kaw ñu dégg la bu baax. xam nga Italie nga war fi soxna ñeenti doom 10 ans xam nga kooku difficile na. léegi soxna si ñu ngi am benn doom boo am handicap benn doom boo xam ne dafa nekk maanaam disable quoi. léegi ñu ngi vivre 10 ans man maa ngi liggéey moom 10 ans yi ça fait 8 ans ñu ngi ci kër gi. quatre filles ñeenti doom. léegi man maa ngi liggéey moom ñu ngi ci kër gi xale yi parce que ñeenti doom doo mën a liggéey quoi. xam nga ñu ngi def demande pour filles yi benn doom bi handicapé ñu ko ñu ngi def benn demande bi ça fait 10 ans bi xaalis bi génn ñu ngi nekk ay 30 000 euros 10 000 euros ay 30 000 euros 9 000 euros. après ñu koy fay par chaque mois 600 euros duñ ko. waaw. léegi bi xaalis bi génnee ndaw si mu daal di tàkkale mu war moom daal di dem ak xaalis bi quoi. ah léegi nag bi ñu demee mu yóbbu ma yoon léegi man fi ne samay doom mënatuma leen gis mu ngi jël xaalisam mi ngi lekk xaalisam man samay doom mënuma leen gis ça fait 10 ans man maa ngi nekk ci ab yi boo xëy ni dunda doo ñeenti dund ci Sénégal ci Europe bi ak kër oto xam nga affaire bu garaaw la. kan moo yóbbu xale yi seen yaay. seen yaay yóbbu ma yoon service social yi jàppale ko. mu dem commune yi jox ko kër. léegi moom mu dem ci këram moom ay doomam di nekk xaalisam man samay doom mënatuma leen sax teg bët quoi. affaire bu ma marqué quoi bu garaaw ci sama côté. te xamoo fu xale yi nekk. xale yi fii nii xam naa sax fu ñu nekk ndax ci commune bi ñoo leen jox kër mais amul droit dem fa ndax su ma fa demee tey jii ndaw si mën na ma tere problème police da may jël si. léegi joxuñu la benn droit pour nga koy gis benn yoon par semaine joxuñu la benn droit pour nga koy gis fay benn yoon par semaine yooyu noonu. léegi tribunal sax jox na ma ne ma service social yi da ngay jaar ci ñoom benn personne koy bi léegi moom ngay jaar ci ñoom ñu ànd ak ñoom booy yurga xale yi ñoo ànd ak ñoom nga dem taxaw. c'est que man Sénégalais laa quoi su fekkee dama dem ba samay doom bu may dem damay ànd ak benn tubaab damay taxaw wóolootu ci samay doom ma jullee muy ñeenti doom moo bëgg ñoom 10 ans Italie sama carrière yëpp ma def ko ci ñoom su fekkee damay dem ba jël benn tubaab ma gedd affaire bi bàyyi noonu. ah ëpp naa gedd. mais nag. ëpp naa gedd su fekkee man samay doom fii bu ma leen di gis benn tubaab day ñëw taxaw wóolootuñ ma ci. tubaab day ñëw man nekkuma sax di ko dégg bu baax mais nag moom père li la daal metti na trop mais dëkk bu nekk ak ay loi am tamit de. xam nga dëkk boobu ngeen nekk. c'est ça dëkk bi ay loi mais affaire ngor. su fekkee man dama jël 10 ans sama carrière bépp def ko ci benn ay doomam bi bëri ay doomam manteneere fii ci Italie. moom moo jur doom yi xam nga lan mooy mu diire ñeenti doom ak kër di fay kër. xam nga tey jii dëkk bu nekk ak ay loi am tey jii su fekkoon xale yi juddu nañu nga indi leen fii Sénégal loolu du la dal mais puisque da nga nekk foofu takk fa jabar nekk fa moom problème bi foofu la juddoo dama jëloon xale yi indi leen Sénégal. waaw c'est ça le problème ñu jël Sénégal police. allo. oui. mani xam nga da nga nekk ci dëkk ba am fay këyit ndaw sa am fay këyit ngeen jur fa njaboot su boobaa da ngeen di tënku ci loi yi dëkk booba donc problème su amee ca loi yi dëkk boobu leen mën a àtte te su leen àttee noonu ni mu demee nii kenn du neex ab benn sénégalais mais loolu mooy seen ay loi su doon Sénégal nag du demee noonu c'est que souvent nit ñi dañuy war a sóor yu mel noonu xam ni loi yooyu du seen cosaan. c'est ça loi bi fii loolu nga wax lu wér la mais ñun entre ay jullit man su ma jëlee sama carrière def ko say doom yow jigéen bi yow war a xam ne man dama jël sama carrière def ko say doom. ma 10 ans man di manteneere nga dem ba njariñ génn say doom mag nga dem nga xëy takk say bagage xam nga kooku maanaam dañuy wax problème. Baye ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa woote. nattu dafa dal sa kaw. waaye ñaare ñun bu ñu nekkee ci yenn mbir yi dañuy demee xol. dangay def nànk nga jéem a demee xel. maa ngi waxtaan keroog ak samay mbokk ca kër ga sama kër ma ni leen xuloo léeg say wax ju tuuti bu rafet rek dana ko jeexal.
jabar ja nga xam ne dafa nekk sax di fët-fëti da ngay téye loxoom nag ne ko soxna si damaa bëgg ñu juboo ñu toog nu waxtaan ñu échanger pour njëriñu xale yi. nga masla ngeen jóge fi Sénégal dem ca dëkku tubaab yi da ngeen leen fekk ñoom ak seen ay code ak seen loi ak seen gis-gisu àdduna la nga xam ne amul ci sunu réew. man daal doon naa la ñaan nga def ci nànk ba mën a waxtaan ak ki nga digaaleel. bu leen dooleel wax dëgg bu leen dooleel justice su tubaab yi bu leen dooleel. la fa nekk moo man dooleelu ma leen quoi c'est que dama jàpp ci yàlla muñ rek te xam ne lépp day jeex. ñu bàyyi la ak ki nga xam ne. ça fait 1 an demi 2 ans mais man dama jàpp yàlla toog sama kër xam ne lépp day jeex quoi. waaye gedd bi moom ñaanuñu ko yàlla. mais problème bi mooy samay doom yi ma mënut a gis ak sama bët et puis ëllëg nan lañu biibaree dañuy nekk ak sama yar bu ma ci bëgg xam nga mooy sama problème ci sama xol. mais man xam nga fan laa bëgg a duggee ci waxtaan bi. après ñu may ñas. mooy que yow li ngay daw boo xefee mooy am ëllëg mooy que xam nga fa mën a yegg du man eggu fa. yow àndal ak assistante sociale boobu nga dem taxaw nga gis say doom. ñoom ñu xool la xàmmee la xam ne même bu fekkonte ne loolu la bu ñu demee ba màgg dinañ xam li nekk ci biir. waaw kañ xam ne yow defoon nga effort ñëw taxaw pour gis. waaw mais da ngay dem ba ëllëg xale yi màgg. bul ñu ne musuñu la gis. dëgg la wala ñoom xàmmeewuñu la. su boobaa la seen yaay defoon ñoom day daal di muuru parce que tooñ day am fu mu yegg foo xamante ne fayu da koy daal di mën. dëgg kon yow même su fekkonte ne da ngay raam pour dugg ci kër ga sax raamal taxaw xale yi xàmmee la. le problème mooy seen yaay seen bopp moom bugut a gis ma ñëw fi moom bugguma gis. dana masa dal de man ba amoon naa envie loolu laaj la lu leen boole waaye xëy na sax du xaj ci télé du xaj ci télé. tamit seen yaay affaire moo nii la rek quoi fii moom Europe bi affaire moo nii doomu la parce que bi xaalis bi génnee njariñ génn mu yor ay 30 000 euros. banque 30 000 euros. massa ñu bàyyi la ak ñas ndax moom lii mooy liggéeyam ca boppam médiation wu famille bismillah ñas. papa ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay masawu coono tamit parce que li la dal tamit lu metti la. lu metti lool nga am say doom bu pare mënoo leen gis te lu metti la daal. c'est difficile voilà man li ma lay proposer mooy soxna Mami wax na ko sànq nga dem gis ab assistant social. nga waxtaan ak moom ñu jëm laa jàppale pour nga gis say doom mais tamit bu fekkee foofu noonu xam nga fa institution boo xam ne ñu ngi def médiation familiale mën nga dem jokkoo ak ñoom boo ñëwee. di nga am benn médiateur boo xamante dina la dimbali pour ngeen mën a reconstruire seen lien maanaam pour essayer de voir ngeen jéem a jël intérêt xale bi parce que médiation lan la ñu wax bu ngeen fa ñëwee bu ngeen amee problème boo xamante mënoo leen waxtaan entre yéen ñaar yéen nga xam ne da ngeen am problème bu ngeen ñëwee ba toog le médiateur moom mën na def ay démarches yoo xamante bi ni pour que ngeen mën a ñëwaat toogaat pour jéem a lijjanti seen problème bu ñu xoolee tamit bon Olof Njaay lan la wax sax réeroo amul ñàkk waxtaan kese moo am même bu fekkee dem ngeen ba mënatoo leen nekk ensemble da ngeen mën a waxtaan ba xam exactement seen problème lan la bu ngeen xamee seen problème lan la di ngeen xam tamit exactement ñun ay papa nous sommes des parents nekkootoo leen ak ennemi ay parents ngeen parce que da ngeen am ay xale toujours dimension paternité dimension de parentalité dafay nekk seen diggante da ngeen waxtaan li ma koy proposé mooy mu dem jéem a gis médiateur familial wala benn thérapeute familial comme ça ñu mën a toog waxtaan ensemble te ñoom loolu mooy seen liggéey voilà te am na foofu te en Europe daanaka problème yu mel nii bu amee le juge automatiquement moom ci médiateur familial bi la lay référer c'est une obligation par exemple en France au Canada boo demee problème yii bu amee impérativement da ngay dem ci médiateur familial bi ñu lijjantil leen bu pare bu fekkee waxtaan ngeen ba juboo toujours est-il que dañuy jël intérêt xale yi moom la ñuy teg ci kaw bu pare balaa ngeen mën ngeen am problème seen biir mais na ngeen waxtaan ba xale yi ñu mën a am voilà ñu sauver te dafa mel ni ñas bu séparation amee li ñuy njëkk def mooy jël gone yi jox ndey moom la ñuy njëkk def effectivement mais loolu ça dépend tamit xale bi bu fekkee matul ndey ja lañ koy jox bu matagul voilà bu fekkee matagul voilà bu fekkee xale bu ndaw ay 5 ans 6 ans 7 ans yooyu noonu xam nga mënul nekk ci papa ji. amul lu muy décider amul lu muy décider mais loolu tamit éducateur spécialisé loolu mooy seen liggéey. par exemple bu ñu demee ba xam ni yaay ji environnement am boobu noonu mënu ko permettre pour mu yar xale yi
yoon da koy daal di jël jox ko papam loolu tamit c'est à relativiser ce n'est pas dit que automatiquement xale ji ci yaayam lay ne mais yaayam tamit il faut que mu am environnement boo xamante bi ni xale bi dina ci mën a évoluer xale bi du fa am problème ainsi de suite loolu liggéeyu éducateur spécialisé. Ndoye Bane damay dellu si rek ci cas bi ñu doon wax man ak mami léegi saa yéen seen taxawaay dafa am solo macha allah ndax da ngeen di def. sànq maa ngi woon ci dimension psychologique. allez-y non allez-y. voilà ci dimension psychologique ci refus bi. xam nga refus bu ñu ko tegee ci wàllu loi moom dañ ko cadré bu pare mais tamit am na beneen refus beneen déni boo xamante ne psychologique nit ki par exemple moom pareegul pour am doom pour am doom mu wax pare mu digal soxnaam demal nga def planification wala nga def leneen soxna si defu ko ñu dem ba ñu contracté ñu dem ba am doom cas boobu am nañ ko fi de voilà ñu dem ba am doom léegi nag doom boobu noonu papa ji moom psychologiquement parewul pour am doom bu demee ba xam ni da ngaa ëmb day daal di am problème moom pareegul boppam moom pareegul pour am doom instant boobu noonu déni naturel lay doon maanaam bañu ko. tout naturellement le système am moo ko rejeté daal moo ko rejeté moo ko nanguwul. loolu tamit day am des fois ci déni de maternité. c'est que problème bi mooy xam nga problème bi mooy. da nga gis gars yi fii ci dëkk bi ñii ngi seetaan. da ngay am sa jabar. am say doom. tas nga am 5 doom yow ko góor gi. takk benn xale bu am 18 ans 20 ans. ngeen mu takk la ba pare ba nga dugg ci biir sëy bi ba mu sëy 2 mois 3 mois nga ne ko nag bëgguma am doom. ma ne la duma ma ne la xale bi jigéen bi amagul doom. ma ne la duma la sëyal xale bu jigéen boobu du nangu loolu. duma la sëyal soo ko nee dama def planning day bañ. loolu moom beneen cas la loolu beneen cas la. loolu beneen cas nit ki da koo rationaliser. loolu loo xamante ni da ngay. xam nga ñas dafa am loo xam ne du ma ne dama ko gëm naa ne danu ko gëm. nga ànd ak góor bu la bëggee bëgg ko juróom fukk bu la bëggatul bëgg ko moins. bu ko bëgg. naka nga mënee bëgg ma ngay re waa léegi baax li ngay re lan. mais ci biir relation 50-50 la ñu war a def win-win. waaw nga ni du am. yow daal yaa may topp yaa may kile waaye du ma jur doo nangam. damay am ful la bala fa. boo amee principe rek dootul neex. nanu jël mami jëlal ki ci li nga di ka bisimilah jàmm. soxna si noo def. maa ngi fi. kii Eva Tra Family la bokk. Aliou yaa ngi fi. ñu ngi lay dalal ko soxna si baax si. Merci beaucoup. En fait, man, musuma bokk ci seen émission et tout. Mais tout le temps, dama leen di seetaan. Refus paternité bi ngeen def, franchement, ça m'a beaucoup touchée parce que j'en fais partie. Ndeysaan. Et c'est quelque chose de très dur à vivre. Parce que sama papa ma ci mujjee gis ba may am 16 ans. Et instant yi may am 25 ans. amatuma benn nouvelle et instant yi maa ngi France. Et franchement c'est très dur. fan la nekk moom mu ngi Sénégal. moom mi ngi Sénégal. an sa yaay. sama yaay mi ngi Sénégal. mais yàqalu la dara ci sa dund yaa ngi jàng yaa ngi liggéey yaa ngi def leneen. oui ça va alhamdulilah maa ngi liggéey di ci yàlla bu baax. mais côté paternité boobu en fait ça manque toujours à la personne. mais moom daf lay nëbbu wala daf la bañ wala lan la. en fait nëbbu ma bañu ma mais problème ci sama yaay la. ci famille wam. ci sa yaay. ci sama yaay. ah sa yaay yow. sa yaay c'est-à-dire. sa yaay moo la ko bëggut a wan wala. est-ce que mun na. su fekkee mi ngi ñuy dégg na fexe jot ñoom Pape Samba Thiam ñu jot numéro am on le comprendre nañ ko bu baax a baax xam naa dafa mel ni dafay jooy. te it xam nga am na ci yenn yoo xamante ne boo expliquer rek. ñi nga ko seqal dinañ xam ne ñoom la. xam nga Ndoye mi ngi wax naan takk xale boo xamante ne mais dafa ci am ñoo xamante ne tamit. dañuy yéex a sëy. mooy egg naa ci benn âge bi maa ngi xalaat que ménopause léegi mu dab ma. ma sëy ak benn góor nga ne ma non damaa bëgg fii ak 2 ans ñu dund suñu mbëggeel. donc bu ci doom am. te yow fekk yow da nga bëgg doom yow ku jigéen ki parce que xam nga ne boo eggee fii doom mën na fi bañati am. nga am doom mu ne la non man parewu ma woon psychologiquement parewu ma woon. daal di bañ mais yaa ngi wax beneen boo xamante ne itam xam nga gis nga li nga parewul
li nga xam ne sa yaram nangoogu ko te yow wóor na ne lii mën nga ci mucc mooy que da nga ne man dama takk benn ndomba tànk ci réew mi wala damaa bokk ci benn famille boo xamante ne dañ may sukkal di ma raamal wala nga ne non man bu ñu tuddee sama ndey tudd sama baay àdduna bi yëpp xam nañ leen waa léegi laa taqrabu zina bi Ndoye Bane wax ku pariwul daal bul laal te bul jege surtout loolu mooy ku pariwul ba daal fa ta dem man benn mère doom ji dafa ñëw ne ko doom ji dafa ñëw ne ko yaay damaa ëmbal xool naa ko xool nu ma la koy waxee xaw ma ko mère bee ma ko nettali mère bi ne jàkk doom ji ba yàgg mu ne ko ñetti aarukaay fanweer moo gën a yomb ñetti échographie bu ne 15000 mënoon ngaa defee noonu man ci waxi pare bi ci surtout ci couple lay taxaw nanu dalal ma dalal ki ci ligne bi ba noppi salaamaaleykum allo allo dafa mel ni kooku rëcc nanu am na keneen ma jël ko salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam li tax sa baat bi ndaw ni coupe allo dégg nga Eva yow rek la ñuy déglu allo bul dem de dañuy fees dell ba woote mais dañuy tiit am na ñoo xam ne tem ñu jooy daal di coupé salaamaaleykum allo ligne bi dafa saturé allo ci wàllu pare bi laa jëm man ci biir couple nee na Jamil nee na am na keneen nanu ko jël salaamaaleykum mbokk mi bismillah allo allo oui allo allo oui waaw mami mami wuyul mami fayal sa télé nga wax ak mami allo allo waaw mami yaa booy maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay na nga def maa ngi sant bu baax man nag musuma woote ci télé bi c'est la première fois parce que seen kii daf may touché damay toog sama néeg di jooy toujours ndax seen émission yi ñu ngi koy jéggalu bu baax ni may wax ak yow nii sa suma rangoon yaa ngi tuuru waaw man dama leen doon expliquer benn cas bu ma am foofu ak sama famille foofu laa dëkk Sénégal man nag yàlla daf maa defaloon xéewal ma am lu baree bari mais bi ma demee ba yoratuma sama famille yëpp dañ ma abandonné je suis toute seule à faire ci tabaski bi nii maa ngi woon Sénégal bi ma ñëwee damaa fekk sama yaay feebar 2 ans gisuma ko léegi bi ma ñëwee sama mag bu góor ak sama rakk bu jigéen bi nga xamante ne lu nekk laa leen defal sama rakk bu góor dañ maa dóor a dóor ba damm sama loxo bi noonu laa ñibbisee France samay doom tamit xam nga jàppale wuñ ma man daal je suis toute seule tam sama yaay am na fukki bant ak benn mais je suis toute seule ñëpp a ma abandonné maa ngi France du ma dégg téléphone du ma dégg dara mais lan moo tax lan moo waral sa rakk bu góor dóor la defuma leen dara dama toog 2 ans demuma Sénégal parce que yoruma woon xaalis dama feebaroon léegi bi ma ñëwee man sama yaay xam nga daa feebar te sama yaay sama xarit la léegi bi ma ñëwee comme que kër ga daa xat mënuma faa dem ma toog sama kër Mbuur léegi bañ ne tabaski bi samedi la ma xëy samedi fajar luyee oto dem Dakar te si dimanche ji laa waroon a ñibbisi sama mag bu góor boobu maa ko hébergé woon sama kër mais kër ga comme que dafa daanu mënatu faa nekk avant may ñibbisi mu dem nekk sama kër yaay sama néegu yaay lay fanaan ak moom ak jabaram léegi bi ma ñëwee ci suba gi xanaa nit ku gëj a gis yaayam 2 ans mu xëy fajar teel ñëw pour nekk ak yaayam nga mun koo may mu nekk dimanche samedi dimanche yomb na yàlla man dimanche laay xëy ñibbi mais dañ maa sot foofu dañ maa dóor defuma ko dara sama wetu kër yi yaay laa tëdd fa la ma fekk songu ma dóor ma ba damm sama loxo bi dóor gratuit te fi mu nekk bi mu ko defee amul sama mag wala kenn ku ma woo de ma Binta Sawa mais fi mu nekk bu ma wàccoon Sénégal léegi def jéeya ñëpp dal ci sama kaw lu tax nga def lii lu tax nga def laa lu tax nga def la leen vous pensez que ça c'est normal. ana sa ay doom. samay doom ñoom ñaar a ngi Sénégal am naa benn doom boo xamante aussi pendant fukki at ak ñeent gisuma ko. mais yow lu tax famille bi yëpp contre la nii yow jëloon fat ko sama kër moo dem
nangu sama jëkkër dëddale ma ak sama doom fukki at ak ñeent gisuma ko loolu yëpp jàpp ma. yow mosuñu wax téléphone man ak yow nga ne ma soo yónnee rek ngay dee buñ la soxlaa pour nga yónnee rek lañ lay woo. non man c'est la première fois ça fait 17 ans que maa ngi Europe. mais mani lan moo tax say doom contre la say frère contre la say sœur contre la ñëpp contre la lu xew lan la. parce que Sénégal daa nekk loo xamante ne boo yoree xaalis calme-toi Sénégal daa nekk loo xamante ne boo yoree xaalis sa famille yor la. mais boo yoratul dara. mais bàyyil jooy ci kanamu xale bi déjà yaa ngi koy muñal bàyyil jooy ci kooku ngay calmer ko d'abord nga wàññi jooy yi parce que di nga ko jaaxal tuuti. ah. man dama yoroon ne yor fukki at ak ñaar Sénégal samay famille ku nekk di yaataayu ñu leen neex ñu def. mais bi ma demee ba ñu xeex ma ba yoratuma dara ñoom ñëpp dañ ma abandonné ba ma. ok mais man doom yi ñoo ma ci jaaxal lan moo tax say doom abandonné la. samay doom je sais pas sama taaw am na 25 ans ba pare man yàlla daf maa joxul sens mais toujours dama koo gëm parce que yàlla mooy dogal mooy añe. baal ma soxna si. baal ma nga bàyyi sa numéro à la régie. bul àggali bàyyi noonu. nga bàyyi sa numéro ci régie bi bu ñu paree dinañu jokkoo ak yow na ma ko Pape Samba Thiam jëlal. baan am na cas yoo xam ni. du minute bi ngay wootee ci télévision moo koy arrangé. non mënu ko rek. moo tax ay ñoom colonel Tabara Sylla ak ñoom Sylla Ndeye Fatou ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Aïda Sylla ñu ngi leen di nuyu. ñoom dañu am ay cas yoo xam ne. cas yu dul jeex. professeur xam naa boo demoon laaj ko tey ne ko lan ak lan bu la tegalee dossier yi di nga wax ne amul. am na ñoo xam ne au sein de leur famille c'est des incompris. nit ñi dañ leen a comprendrewul. ñoom itam comprendrewul ñu nekkal dafay mel ni ka nga naan il est différent mu naan tu es différent. kon loolu prise en charge la laaj encore une fois dafay daal di dem tàbbi gi seen loxo. et liñ ci war a gën a jàpp Niass du wax le contraire te du ngeen ko weddi. mooy nanu def dialogue nu ñuy oser communiquer. parce qu'une fois que xuloo dugg ci kër moo xam ci couple la moo xam diggante ndey ak baay diggante xarit ak xarit diggante collègue ak collègue su fekkee ne amul ku ci am kenn ki fulla pour teg débat yëf bi dafay gën a yàq. moo tax ñu ñëw loolu nañu am na kenn am toujours courage. ne yëf bi duma ko xuloo mais dama koy wax foofu la ñu war a mën a toll. nga def dialogue nga def appel nga toog ak nit ki maa ngi doon wax seen njalbeen ma ni dafa am ku ma toogaloon ak ñoom oustaz Dieye et autres ñuy waxtaan ma ni leen li tax kër yi xumb li tax jëkkër yeeg jabar yeeg jëkkër yi di xuloo parce que ci biir xuloo bi nu xuloo métti doo dégg kenn ku ci dal ne chéri toogal ma expliquer la benn phrase rek la mami jigéen buy fët-fëti tu lui prends la main chéri toogal ma wax la nu mu demee ku góor ki tam wax de ku jigéen ki tam chéri bul yuuxu bàyyil ma expliquer la sa rakk sa mag may ma temps s'il te plaît ma expliquer la ce qui se passe te nga am fulla téye ci nga xam ne niveau bi nga toll keneen ki ngay waxal tolluwul ci niveau boobu xaw ma nag yow lan moo ciy seen xalaat mais foofu la ñu war a teg ton directeur t'appelle il va râler mais nga ni ko directeur s'il te plaît may ma temps ma expliquer la yooyu nañuy jël temps mais bu ñaar ñëpp yu xëndoo mbàtt yu sàndeeku leket ya dal et duñu mën a négocier yow boo duggee kër mari tey mere ko man dama lay ne may ma may la ndox ñu waxtaan te duma la bàyyi ci li ma bëgg parce que négociation la da nga ma ciy fekk dama ni dañ waxante dëgg yéen jigéen ñi tamit sa jëkkër la Pape Samba Thiam nee na match bi jeex soo ko jàppee mu def toj waaw bu ko sës ba ci miir bi yow la xam nga sës ba ci mur je te rajoute sës ba ci mur première minute yi la nit ku ne jàmm nga bëgg sa kër nan waxante dëgg mais nag góor comme jigéen mais il faut que góor ñi tamit dañ am woyofu baal suñu tooñee très bien ni baal ma waaw kañ jigéen tamit nañu bàyyi di topp nit ki ba ci miir bi di ko sës soo ko sësee ci miir bi sës ko mel mu ndooy baan ko ci miir dana la maa tay même un matailleur loolu laa koy waxee dañ koy gérer tout est gérable ici léegi dama bëgg rapidement bala ñuy xaw ma loo ci ñuy tàggoo
borom maa tey sax dañ koy gérer boobu laa ko bay tey gisoo ku dëkkee maa tey léegi lan nga ñuy proposer comme solution rapidement. comme solution lenn kese wax nga sànq lu am solo ci biir famille. conflit bu amee nañ ko régler balaa muy yokk parce que conflit bu demee ba yokk ba atteindre apogée am ci kaw c'est fini loolu reyante ak doorante rek moo fay am mais waxtaan du fa am du dara léegi wax naa ko ci njëlbeen ca njëlbeen la médiation lan mooy rôle am la médiation en général c'est un processus coopératif de résolution de conflits de résolution de différends et de différences différence bi mooy par rapport ak différence bi ñu waxoon kii diw la ak indifférence bi ñu am suñu diggante niroowuñu moo tax ñuy xuloo voilà mais mën nañ ko lijjanti la communication est réduit les doutes et dans la communication jaillit la lumière ci biir famille nag dool li man ni may def mami Linguère dans la communication jaillit la lumière bu ñu waxtaanee yow bokk naa seen club man réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am ci biir famille nag il faut que nit di toog waxtaan dëgg la bu ñu demee ba mënuñu waxtaan y a des médiateurs comme nous des médiateurs familiaux yoo xam ne bu ngeen demee yéen ñaar mënoo leen waxtaan mënoo leen déggoo dem leen ngeen ut koo xamante bi ni il est extérieur à vous koo xamante dina ñëw neutre impartial du faral kenn du ma faral mami du ma faral tata Eva du ma faral kenn bu ma ñëwee nañ xool naka la ñuy def ba lijjanti seen problème mais ku nekk dina ci gis boppam ku nekk dina wax li ko metti dans le respect surtout bu ñu waxtaanee dinañ trouver consensus problème refus de paternité bi tamit je crois bien que mën nañ ko lijjanti ci kaw ñu waxtaan dëgg la ñu waxtaan ñu jël en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ñu xam ne xale bi dafa war a dund xale bi dafa am ay droits yoo xamante ni dañ ko war a sàmm ci moom ci kaw loolu nag sunu association l'association des médiateurs diplômés du Sénégal ñu ngi fii ñu ngi tàllal loxo ñëpp te nous sommes ouverts à tout le monde ñëpp dama doon bëgg a xam honnêtement da ngeen am siège bu nit mën a wootee ci fixe bi parce que nag yéen dañ leen a soxla de si am nañ siège joxeel sa fixe wa may joxeel fixe bi ayca non 77 am nañ ki 77 230 56 90 77 230 56 90 bu guddee nga jël ñu maa ngi nuyu tamit le président de l'association de passage sunu président le médiateur Mahamadou Mballo boo xam ne il est sur le terrain dafa dem enquête sori ci Kédougou yooyu noonu moo tax mujjuñu ko kii voilà maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu vraiment li ngeen di def et nous sommes ouverts à tout le monde. waa Pire sañu xool de nous brancher de. mais je suis très fier de lui c'est vrai parce que c'est mon jeune frère. sama rakk la. dëgg la Pire la dëkk ñu dëkk ma xam ci liggéey bi muy def. di ko ñaanal yàlla na xam-xam bi yokk. amiin yaa rabbal aalamiin waaw kontaan naa ci moom ba parce que maa ngi magam maa ngi magam ñooy ànd Mass Niass. footballeur boobu nekk Everton magam la. nu mu tuddati Baye Omar Niass magam la. ak Maam Loota daal. ñeneen ak ñeneen. waaw ñeneen nit ku kii la daal xam naa ni daal am nay bagages. très bien am nay bagages te dinañ ko adhéré loo le club Wareef. dinañ la fi woo souvent. parce que dama koy wax sànq ca suba teel. Mani Ndoye Bane dafa am une jeune génération boo xam ne dafa nekk di yéeg. dañ leen di woo gën leen a intégré gën leen a dugal ci yëf yi. parce que yëf bi lépp ñëpp la. affaire yi lu ne ku ne war caane. affaire yi waaw li may wax booy Pire rek affaire yi kenn moomu ko. dëgg la soo gëmee sa bopp. très bien rek amal njariñ sa réew. tàggul Pape Samba Thiam waaw di tàggu Pape Samba Thiam ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. Gelwaar di wax chauffeur yi ñu mel ni Mass Niass. ak ñoom Sidi Thiam. suñu amee ay doom ci àll bi. leen dem reconnaître ko. militaires yi. ñoom Mass Niass Mass Niass magam la. fonctionnaire yi. ak magam laa bàyyele sama taaw. dëgg la magam bu góor Mass Niass. très bien moom laa bàyyele sama taaw Botor. donc xam na ni lu jege la. dëgg la chauffeurs yi militaires yi fonctionnaires yi ñuy affecté ci dans les régions. ñu fay am doom ba pare di ko fa bàyyi neen dem jëli seen doom yi. reconnaître ko moo gën ñu koy nëbb seen jabar yi. dëgg la parce que adduna dafa gudd tànk. wallaay toog ba yàgg horaire bi wàcc nga naan damay wër sama doom Mass Niass. waaye damay wër sama doom Pape Thiam Golo wala Sidi Thiam. loolu dafay doy waar. jërëjëf waaw wala Pape Ndiaye yàq wala Ndare. xam nga yooyu da ngay waaw. temps yi Bamana daf la sponsor. waaw Bamana temps yi yëpp ay yëre Bamana lay sol. très bien moo tax temps yi. nga xaw a ñaan gi du mën a nangu. très bien. Adja Linguère ñaan gi man Bamana daf maa jàppale pour ma koy gën a ñaan ndax Bamana dañ maa yebbil valise teranga li ngeen gis semaine Bamana mi ngi ñëw insha allah dellu di wax ne comme li Ndoye wax chauffeur yi nañ dem jëli seen doom yi day yomb ndax yow oto nga yor waaw demal yeb ca doom yi indi leen déedéet du chauffeur yi dong de déedéet noppi bu doon tax a mucc mbëtt yeddu ko dal waaye fu mu génnee yedd dal ca bopp ba ndax li muy mawoo yàgg gars yi ñi ci yor ay doom ci mbedd mi du ñu jeex
nañ dem jëli seen doom yi. bërki démb rek ñu ngi may nettali ñaar ñoo xamante ne nii kenn ki dafa sëy am doom fii ci Sénégal sëy ak keneen am ak moom doom mu ñëw nangu doom ji yóbbu ko France. xoolal ñaari diggante yi kii jàng ba dem fekkee ko France ndeke ñaari xale yi ñoo dëkk dem bay bëggante ci drogue la ñu mujj affaire bi yàgg na indi na ay problème mu àdduna yu dul jeex nañuy moytu yooyu daray àdduna jaru ko fii sama gars yi daal nañ xam ne mal joo gis mu tey ndayam delluwaat di tàgguwaat ñëpp di leen wax ne waa Sénégal man gëm naa ne kenn gënu leen Habib Ndiaye mi nga xamante ne moo ma génne fii nee na ba tey doyalagul ci vax Habib doy na nag mi ngi ci 77 151 56 27 waaye kenn du caat Diop sama rakk jooju nga xamante ne temps yi moom nee na moo ma yor ci bopp ak lépp waaye Faben sama rakk ji nga xamante ne mooy fa accessoire Faben dinaa ñëw ci yow takkal la ba nga kontaan yow itam di wax ne sant yëpp ba sant yëpp jeex ndooy bu ci dàq sama carte d'identité bi na gaaw tey moom xol bi neexul waaye du tee njaayee dàq ñëpp jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu ngee ñaan yàlla balaay dara macha allah lépp loo xam ne daal waxtaanee nañ ko fi yàlla na doon njëriñ nañ ci jëlee wax dëgg la yàlla yokkute ndax yokkute ci la lépp nekk te yokkute nag duñu ko mën a am fii léegi tooguñu di dialogue nu mu gënee rafet lu coow rëy nee naa boo demee bay coow ak nit ki c'est parce que am na différence seen diggante kenn nag na wone naka la supérieur morom ma na ko woo ci dialogue woo ko ci dialogue par force ngeen waxtaan wax dëgg yàlla te loo gis rek macha allah boo ca defee nànk-nànk di nga ca gañe lu bëri léeg-léeg ñuy wax plan A plan B plan C foofu la amee mbir foofu la amee solo ndax boo commencé dara xam ne bii demul da ngay jël beneen xam ne bii demul da ngay jël beneen faw incha allahu taala yàlla dana la may la nga xam ne mooy rafetal diggante bi refus de paternité ba àdduna soso ba tey dañu koy gis waaye li ca gën a neex li ñuy ñaan yàlla mooy boo demee ba toog ba xam ne kii yaa ko jur ngal la demal nga dem jëli ko amul gàcce ñu nekk nag ci société boo xam ne tey bu ñu dee tënk waxtaan bi wax nañ ko société boo xam ne li muy lijjanti dafa bare li muy lijjanti sax moo nu mag waaye yow ani sa fulla ani sa fayda ani sa personnalité ani ki nga doon yow ci sa biir yaram est-ce que loolu société bi la déedéet loolu yow kese la engagé te li la engagé dafay daal di dem ak question wax dëgg yàlla conscience rafetalal sa conscience moo tax rafetalal sa jëf ak sa nekkin ak la ngay def sa diggante ak sa morom ngal la ko ci am doom na reconnaître doomam ngir yàlla balaa kenn kontaan yow yaay kontaan ndax di nga xam ne wax dëgg yàlla la nga defoon lu ñaaw la te li nga nekk nii lu baax la Eva Tra mi ngi remercier bu baax Bamanan Style pour tunique bi nga xam ne dama dugg ca boutique ba mu neex ma loolu ma ni leen kii yàlla bu ma ci mucc mais bu ma paree itam danaa ko jox soxna Cécile Faye wax dëgg yàlla sama mag jooju maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Bamanan mi ngi nekk ci 33 821 64 72 bu ngeen fa duggee di ngeen mën a am yére yoo xam ne wax ni ma koy waxee seen ay modèle dafa flexible fu ne la mën a dem à toi de savoir fan nga ko bëgg a yóbbu kon boog 33 821 64 72 Fatoumata Coiffure nag dama koy wax jërëjëf ma nga nekk ci 77 648 50 16 bu ma paree loolu damay remercier madame Si Jimbi pour accessoires yi rafet yi nga xam ne wax dëgg yàlla daf ma koy jox Jimbi Si merci à toi je te souhaite de passer une magnifique journée yéen itam mbokki téléspectateurs yi dañu leen di balu àq ndax saa su ne ngeen indi seen ay seede wax dëgg yàlla muy loo xam ne dana tooyal xol léeg saay liñ naan fekkee moo waral njàmbat yàlla na yàlla rafetal lépp yàlla na yàlla dooleel ñu teg nag suñu bopp ci droiture parce que ci droiture ngay mën a retrouver sa bopp ngay mën a defee loo xam ne bu ëllëgee doo ci am benn regret macha allah bëgg nañ leen sopp nañ leen ñu ngi leen di balu ak di leen jox rendez-vous suba ànd ci ak oustaz Taïb Socé jërë ngeen jëf